asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ITV ci seen émission bii di Ndari Olof Ndiaye di faral di wax ni wiiri wiiri jaari Ndari fii nag la ñu bëgg mu nekk Ndari wax jotaayu waxtaaj askan bi jël ci li leen di jëriñ mu nekk ñetteelu numéro tey ma wéet ci ndax sama binôme di Aïssata Ndiathie Fall dafa am empêchement waaye nag terewul rendez-vous bi dañ koy respecté pour jox leen liñ leen tàmm jox àllarba ju nekk ci numéro 3 bi dañuy dalal kàngam ci wàllu politique ñu bëri ràññee ko muy monsieur Omar Sarr président parti africain pour le renouveau libéral Parel Song Dan nekk yi tamit PCA sénégalaise des assurances nekkoon na fi député à l'Assemblée nationale nekkoon na fi également président de région moom la ñuy am tey mbégte dalal ci plateau bi pour waxtaan ak moom ci wàllu actualité waxtaan ak moom ci wàllu politique dinañ waxtaan ak moom également ci tolluwaayu coronavirus ci suñum réew ak ni nga xam ni noonu la ko doxalee ci xeex coronavirus mu wax ñu xalaatam ci maladie bi fi mu toll ak stratégie yi nga xam ne teg nañu ko ngir xeex ko dinañu waxtaan ak moom également ci yeneeni fànn rawatina yi tamit ci mbirum assurance nga xam ni sénégalais yi ñu ci bari am na lu ñu ci umpale loolu yëpp buñ ko dëxëñee mu nekk juróom fukki minutes ak ñaar yu nga xam ne moom la ñuy waxtaan ak monsieur Omar Sarr président ñi ngi lay nuyu di am mbégte dalal la di la également jaajëfal ci woyofal gi nga ñu woyofal invitation bi ba ñëw teew fii ci ITV. Malick maa ngi lay sant yaakaar naa man maa leen yoral sant ci tànn gi ngeen ma tànn émission boo xam ne nee nga bii mooy ñetteelu jotaay bi nga woo ma ci kon nag maa ngi lay sant bu baax di nuyu direction télé bi ak rajo bi yëpp wax leen daal kontaan na mais loolu bettu ma parce que ñi fi nekk ñëpp dama yàgg ak ñoom ñi samp kër gi su may xarit lañu su may frère lañu kon nag ñëw fii du ma mën lu dul bég ci. alors ñu bëri gëj nañu gis président Omar Sarr loolu dinañ ci dellu si bu ci kaname mais actualité bi dafa am lu ñu tuddee nécrologie mu nekk lu nga xam ni ay tiis yu dal ci suñu kaw la rawatina ci waa presse famille presse ñàkk nañu ku mag muy Babacar Touré nekk président fondateur bu groupe Sudcom barki Dembo Ndiaye mu génn àdduna ñu jébal ko boromam ca Touba président de la République son excellence Macky Sall dem Ngapparu jaale ji ko daal di fa la xamale ni tey këru taskatu xibaar bi di maison de la presse dañu koy duppee Babacar Touré tey boo doon rendre hommage Babacar Touré ngay wax ci nit ki lan nga ci wax ak décision bi nga xam ne président jël na ko. bala may wax ci moom mooy ma ñaanal ko fa mu nekk tey gënal ko dàqal ko fi mu jógee Babacar nag man teel naa ko xam ndax suma mag Sidi Gaye ak Abdoulaye Ndiaga Sylla ak Babacar Touré ñoom ñoo bokk sant groupe bi ñu miin ma ñoom ñëpp def ma seen rakk sama waxtaan bu mujj ak Babacar ci aéroport lañ mujj daje ñu waxtaan fu lu yàgg su ma juumul ci catul 2019 bi métier moo gis nag day am ku ci yàlla séddee ak ràññeeku moom yàlla mayoon na ko mu ràññeeku lool ci li nga xam ne moo doon journalisme war a doon royuwaay mais yemul woon ci loolu Babacar daana fekk lu lëj lu bari ci biir réew mi moo xam ci politique la moo xam ci lu mën a doon Babacar lijjanti ko te kenn du ko yëg nit ku tabe la woon ku baax ci xalaatam ak ci wërsëgam lii laa xam ci moom di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana di wax ndaw ñi nañu roy ci ñu mel noonu ndax journalisme bi boo ko seetloo am na tuuti ak coppeeku ci bindin wi exemple bi ma lay jox article éditoriaux yi ñu daan gis ci temps wu sud yooyu ci bëri léegi xaw nañ ci tumranke waaw journaliste yu mel noonu nag wax dëgg yàlla bu ñu sañoon du fi géej mu fi am di fi bari waaw loolu daal laa amoon lu may wax ci moom di jaalewaale aussi mbokk yi Cheikh Sadibou Fall nga xam ne ñooñu suma compagnon la woon ci PDS ak suma sœur Marème Ndiaye nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokk benn bis nekkoon ministre nekkoon ambassadrice ci gouvernement Ablaye Wade
wax dëgg yàlla weer bi tàng na bu ma yeboo sax ne 2020 bi tàng na waaye nañ ko nungu ndax dogalu borom la ñu ñaanal leen rek ñoom ñëpp fa ñu nekk tey gënal leen fi ñu jógee. Amin rek moo ci topp alors ñu daal di sóobu nag ci li nga xam ni moo di waxtaan wi alors ñu wax ci yow président jamono ji ñu bëri dañ la gëj a gis gëj la dégg mu mel ni da nga nekk ci sa ruq communiqué woo génnuloo ñu bëri naan ana Omar Sarr alors président Omar Sarr ci lan la nekk jamono yi ba ñu gëj ko gis gëj ko ràññee te ku ko xam-xam ni politicien la bu nga xam ne làmmiñam dammul ci poosam. waaw xam nga jamono buy dox da ngay ànd ak moom di dox man bi nga xamee ne li ngay tuddee daanañ ma dégg di ma gis lu bari booba dama nekkoon ci parti yore kàddu bi nekk porte parole bi jegeñ lool ki yilifoon parti bi. muy Idrissa Seck ci réew mi. waaw léegi nag bi ma demee ba samp sama parti pop dama war a am beneen taxawaay du ma nit ku bari wax waaye tooguma woon ndax maa ngi woon ci biir dialogue politique bi Benno Bokk Yaakaar commission politique bi ci ñu tànn yebal leen fa laa bokk liggéey nañ ci fukki weer ci jamono jooju nag ñun dañoo amoon lu ñuy wax obligation de réserve ndax mënul nekk ci biir dialogue politique bi lu xew ci biir nu génn ci biti wax ko bon te comme man yàlla bind na ma am na nuñ ma yare ma nekkee ci dialogue bi wax dëgg yàlla dama doon éviter di prononcer wu ci sujet yenn yi parce que yooyu ci bëri dañ ci daan waxtaan ci commission boobu nga xam ne le général Mamadou Niang moo ko jiite. lii moo taxoon sama wax xaw a wàññeeku ñëw gi ma ñëw fii it wax dëgg yàlla bëgg naa ci ndax namoon naa am lu mel ni occasion pour waxaat ak sénégalais yi wax ak suma parti wax ak disons ñu nekk ci réew mi ak ñu nekk ci bitim réew ci sujet yoo xam ne yow yitteel na la yitteel na askan wi. ñu wax ci sa parti bi nga amee réeroo ak président Idrissa Seck da nga taxawal sa parti ànd ci ak ñu bari ñu nga xam ne sax nekkoon nañu ak président Idrissa Seck ak yeneen sénégalais yu bokk ak yow gis-gis bokk ak yow jëmuwaay alors bi nga créé parti ñu bëri dañu yaakaaroon ni da ngay nekk ci opposition parce que ku jógee ci réew mi créé parti dañuy xalaat ni opposant ngay doon ñu gis ni à 10 mois des élections da nga ànd ak président Macky Sall. Jàppale ko lan moo waral option boobu alors que ñu doon xaar Omar Sarr l'opposant pur et dur. bon dina am lu ma leeral tuuti foofu xam nga Macky Sall suñu ànd ak moom en tant que parti réew mi 2012 la tàmbalee. 2012 ba 2020 nag wax dëgg yàlla musuma tàggoo ak moom. kon nag du 10 mois avant les élections fekk na man maa ngi ci biir coalition bi. ndax bi nga xamee ne pare nañ présidentielle soutenir ko deuxième tour dañu bokk man dama bokkoon ci listu Benno Bokk Yaakaar maa doon numéro 9 sur la liste nationale ñu fal ma donc en tant que Benno Bokk Yaakaar bi coow li amee it ma jël position wan ne ànduma ci tàggaloo gi loolu moo tax bi ñu demee ba dox ay weer 2014 le coow li tàmbali sama diggante ak waa réew mi ma am ñeneen ñu nekk ci biir ñu jàpp ne man li ma wax dëgg la ñu ñëw bokk ak man liggéey bi mais yemuñu foofu dafa am ñeneen ñu nekkoon PDS am na kun ci doon waxtaane sànq te moom it yàlla jële ko fi muy Talla Diouf jàmbaar gaynde la jàmbaar ak ñoom l'ancien maire de Noto Moustapha Ndiaye xam nga ko ñu ma leen tudd noonu parce que yow da nga leen a miin yéen a bokk département ñun ñëpp ñi ngi woon ci parti bi Thiès le professeur Papis Ndoye qui était le deuxième adjoint au maire de la ville de Thiès ñoom ñëpp ñu ñëw ànd ak man ak ñu nekkoon sax parti socialiste wax dëgg yàlla maanaam daal su ma yeboon ne sunu parti bi pareel du ndaxam waa réew mi ñoo ko sos waaye fi mu nekk nii ëpp nu ci ñu bëri ñëw nañ ci ñu ngi liggéey nag wax dëgg yàlla suñ kemtulaay kàttan pour jàppale coalition bi jàppale mouvance présidentielle bi di joxe suñuy xalaat
ci nga xam ne kuréel yi nga xam ne ñu ngi ñu fay woo. alors kànga ñi nga fi tudd ak yow ngeen taxawal parti ñu bëri dañuy xalaat ni ku taxawal parti am nga ambition wu jiite réew mi maanaam boo taxawalee parti da nga bëgg a bokk ci la conquête démocratique du pouvoir loolu ambition la war a doon mais ñëw rek bokk ci coalition bootu ci ginnaaw président est-ce que loolu du ñàkk ambition de votre part ak kànga ñi nga fi tudd. non xam nga parti boo koy def da ngay am statut am règlement. conquête du pouvoir loolu mooy li njëkk a bind ci suñu parti. waaye xam nga dara mbir boo koy tabax lépp du xëy sotti fii nu toll nii daal ci atum 2020 ñu ngi ci biir coalition te coalition bi ñi ci nekk ñu ci bëri ñoom ñoo ñu ëpp doole wax dëgg yàlla ñun nag du ñu ne ñoo ci gën a niw doole waaye am na luñ ci mën a tekki. ba tax na dañu jàpp ne nañ ci ànd liggéey parce que loolu moo ëpp solo suñu jëmm yi ba Sénégal yaakaar di ñu am ci président Sall ba fal ko 2019 ñu fexe ba ñun ñu def ci suñu kéemtulaay kàttan ba kenn du ci am naqar wala mu gis ci lu ko naqari ñun loolu ci mission boobu rek la ñu nekk. maintenant ambition politique du rek élection présidentielle. élection député ngi fii élection locale ngi fii. suñu parti am nañ conseil yu bëri am nañ ay adjoint au maire donc ñoom ñëpp kenn ku nekk sa gox yaa ngi xëy di liggéeyi ci maire yi am nañ ci ay conseillers départementaux secrétaire général bi conseil départemental la ñu koy wax Djibril Diaw Dagana c'était le responsable départemental de Rewmi bon donc ñoom ñëpp kenn ku ci nekk la nga war a def daal yaa ngi koy def mais affaire u présidentielle ak yooyu wax dëgg yàlla xalaatuñu mais charte parti bi moom moo ne conquête du pouvoir moo tax ñu samp ko. kon daal pareegul pour samp ndëndëm demal boppam fokk mu dugg ci coalition ndax am nga pareel am nga pareel ñun suñu bàkk mooy song daan. mais songu leen dara daanagu leen dara. noo ngi song noo ngi daan. loo leen song ak loo leen daan. ba xam ngeen nga ginnaaw bootu rek ci ginnaaw gaañ. non bootuwuñu rek dañuy ànd lu ñu gis ci réew mi. ñu wax ko ak ki nga xam ne moom la ñu teg ci bopp réew mi ne ko lii moo ci suñu xalaat ñun li ñuy song ka daan mooy lépp luy jafe-jafe bu gàllankoor nekk nu doomu aadama buy juddoo Sénégal wala nga nekk fi moo xam nga nekk fi wala nga nekk bitim réew waaw wàllu njàng wàllu wér-gu-yaram ñun loolu mooy suñu song loolu mooy suñu daan yaakaar naa nag ñu ngi ciy am ay ndam ndax ndamal président de la République ñun jàpp nañ ñu moom mooy suñu ndam. wax nga ko léegi ci biir waxtaan bi yéen a ngi ci coalition parti yu ci bëri xëy na ñoo leen ëpp doole mais seen ambition mooy massification parti bi. mooy fexe ba fépp ci biir réew mi ngeen am fa ay représentants bañ a nekk parti bu nga xamante ni parti pantere la wala parti télécentre alors ci liggéey boobu fan ngeen ci toll. par sant yàlla bu baax a baax. parce que on est très bien implanté département yi. am na yoo xam ne yi parfois dañuy nekk sax troisième force mais nit ñi duñ ko xam parce que ña fay jóge moo tax du ma tudd département yi mais am na ci département yoo xam ni su ma jëlee par exemple sa bos wax dëgg yàlla campagne bi passé kàngam yi ñu fa amoon pesé nañu ci coalition Benno Bokk Yaakaar ba ñu mën a gagné commune yu bëri ci département Tivaouane am na ñoo ci tudd ñu ci tudd sànq yu jar ñu ciy dellu ñoo ngi góorgóorlu daal fexe ba fépp fu sénégalais nekk ñu fexe ba suñuy wax yegg fa ba ñoom ñu sopp ñu bi adhésion yu ñu mujj a am matul sax 2 semaines am na yu jóge ci yeneen parti yu ñëw ci sunu parti ci département Kébémer ak ci Touba donc ñoo ngi sant yàlla daal. alors kàngam yi nga xam ne tudd nga leen léegi te ñu ànd ak yow ci wàllu liggéey bi fu nekk ñu jóge fa am ay xam-xam ci fànn yu bari ñooñu tey est-ce que ci biir gouvernement bi wala boog ci yeneen fànn comme yow niñ la jëlee def le PCA depuis le 9 mai 2018 ndax am na ci ñeneen ñu nga xam ne tey ñi ngi ci beneen fànn di liggéeyal askan wi comme ni nga koy defee ci assurance bi ñu la dénk. waaw mais bien sûr le secrétaire général du parti était conseiller du ministre de l'Agriculture. Bon, c'est vrai qu'avec changement bi nga xam ne amoon na bon ministre bi ñëw renouveler wu ko contrat bi
mais loolu ci bëgg-bëggu président de la république lañ ko defe woon. bon ñeneen ñi aussi parce que liggéeyal gouvernement wala liggéeyal sa réew du ne rek dañ lay jël di la fay ku mel ni professeur Papis Ndoye agrégé de médecine am ñaari doctorat nekk médecin équipe nationale espoir kooku jarul ma wax la ne loxoom mi ngi ci réew mi. tout à fait waaw nit ku bëgg social la kuy jàngalekat bu mag la maanaam mi ngi ci consultation médicale yi maanaam du yendal du fanaanal te loolu rek mooy l'essentiel ak ñeneen suñu responsable des jeunes bon il fait son doctorat en sciences politiques bon ñoom ñëpp daal kenn ku ci nekk la nga war a def yaa ngi koy def. du aajo woon nag ne toujours la ngay def gouvernement dala cee war a jox ay ndàmpaay buñ ko mënee am moo gën mais buñ ko amul aussi duñu tee ndax lii daa fekk nu yoroon suñuy teraanga di ci suturlawu. ci biir Benno Bokk Yaakaar gis nañu barki Demba Ndiaye des voix discordantes ñuy wax ne xëy na gëdd bi ñu leen war a jox ay formation politique la yu nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar gëdd bi ñu leen war a jox joxuñu leen ko est-ce que yow sa parti sentir ngeen ni ci biir Benno Bokk Yaakaar dafa am ab gënalante wala bokk ñi nga xam ne dañ leen gën a wekk que ñeneen ñi. non xam nga loolu nga wax moom wax dëgg yàlla dégguma ko. lu ma déggul du ma ci mën a sori man en tout cas ñun li concerne sunu parti luñ ñu woo sas ñu ko comme liggéey comme ni ma la cité sànq exemple dialogue politique bi te du man rek fa nekk bennoo bi yaakaar naa lu mat ñaar fukki parti ñu ngi ci biir commission boobu ñi nekkul ci commission boobu ñu ngi ci yeneen commission bon man jàpp naa ne loolu mooy kenn ku ne ñu laaj la sa xalaat ci fànn gi nga ma ne bon am réew noonu lañ koy yore maintenant le reste lépp nag mënul xëy sotti ñëpp aussi mënuñu am place ci biir gouvernement. dialogue politique bi tey naka la tëddee yaa ngi ci biir ñu bëri jàpp nañ ni maanaam consensus bi war a am amagul boobu ba léegi. ñu bëri ayca. xam nga fukki poñ ak juróom. ni waxtaan tey waxtaan wi jeexagut te amaguñu benn poñ bu nu réeroo. maanaam bu féewaloo am. su ma juumul daal fukki poñ yoo xam ne yi am nañ ci consensus. maanaam lu ñëpp a ànd. loolu moom tege na. loolu tege na boor. li ci des dañ ko réserver yàlla mi dara tawul indi mbas mi. ñu discuter ñu ne ndax dañuy wéyal waxtaan wi wala dañuy taxaw ñu ne nañ ko taxawal ndax moo gën a wóor. nun ndawi réew mi lañu ndawi parti politique yi lañu su président wootee na ku nekk toog sa kër na ku nekk moytu ñu observer li ñuy wax distance dajaloo ci salle di réunion suba ba ngoon wax dëgg yàlla loolu itam du dëppoowul ak li nga xam ne mooy li nga kilifteen gi ni ñuy wootee ci wàllu politique du méngoo ak dogal yooyu. ñu taxawal waxtaan yooyu mais fan yi nag ñu ngi wootante est-ce que duñu reprendre est-ce que duñu wàññi délégation yi au lieu de 20 par pôle ñu wàññi ko mais sottalaguñu waxtaan woowu mais bu ñu paree ñun suñu commission wax dëgg yàlla nit ñi yàkkamti nañu parce que li ñu sumboon faaw ñu gupp ko weer ko. mu jëm ci élection yi mu jëm ci évaluation processus électoral bi jëm ci audit fichier bi loolu ay poñ la yu am solo te li ci aju dafa bari. ndax bu nu parewut du nu mën a xam kañ la ñuy dem élection locale. te lu jaadu la ci am réew ñuy yeesalaat kuréel yi mel ni maire yi ak conseil départementaux yi ndax askan wi juróomi at yu nekk sart réew moo leen may ñu yeesal ñi nga xam ne mu ñooy seeni ndaw dialogue bi nag li mu sumb tant que parewunu loolu du mën a taxaw. kon urgence am na fi mu toll nii donte coronavirus bi mi ngi fi pour ñu jeexal poñ yëpp ba mën a jublu ci lu nga xamante ni mooy fal ñooñu nekk ci gox-goxaat yi ak i tamit dem ci élection yi nga xam ne ñëpp dinañ ci am xel mu dal. mooy loolu rek xam nga feebar bi doy waar goo xam ne loo moytu rek xeeb ko. benn bis dañu dem ci hôtel bi le matin ni bu ñu yegsee ma ñëw toog rek am ku ma ne yow fii nga toog am na ay chinois yu fi toogoon xam nga booba mbas maa ngi tàmbali donc yooyu ay exemple la ñun makkaan mi ñu doon dem
du ñun rekk ñoo fay dem ñëpp parce que hôtel du ma ko tudd ndax publicité laay bañ mais hôtel bi ñu doon kii ay réunion ay conférence ñuy jóge bitim réew donc ñun mënuñu woon lu dul rek taxaw xaar léegi nag il faut ñu wut solution hôtel yi commencé nañ ci jiwaat voilà il faut ñu wut solution bi mooy ñu seet daal nu ñuy def ba wéyal waxtaan bi loolu moom du war a mën a ñàkk yaakaar naa ne jot na ko ñu jël ci ay décision alors président ci beneen mbir bu ma bëgg ñu wax ci muy maanaam tasaaroo bi am ci famille libérale bu ñu xoolee ñëpp ñu nga xam ne tey ay libéraux la ñu soqee ko si président Ablaye Wade bi ñu ñàkkee nguur geeg léegi ñu ci bari dañoo ber seen daara Modou Diagne Fada Omar Sarr beneen bi Pape Diop Farba Senghor sans compter votre ancien mentor nga xam ne moom digganteem ak président moom ba mu yàqoo kenn xamatu ko yow tamit yaa ngi taxawal sa daara ku ci nekk bëgg a former sa daara bopp alors que nit ñi ngi doon xalaat une grande famille libérale lan moo waral tey dislocation boobu est-ce que yoon la. non du yoon mais àddina moo demee noonu ñun d'ailleurs bi ñuy defar suñu parti am na benn lu nu bind ne ñun dinañ taxaw ba loolu ñu delloo siwaat famille bi. maanaam que suñu parti dina def lu mu man pour que képp koo xam ne kii ci njabootu Ablaye Wade da nga woon ñu fexe ba loola mën a dajaloo mais xam nga loolu du lu yomb ñun mën nañ ko wax en tant que parti en tant que leader du parti mais ña koy doxal ëllëg xëy na ñun bu boobaa ñun dootuñu nekk sax ci politique parce que mais xalaat bi moom mi ngi fi. fexe ba ni nga ko waxee parce que ñooñu nga tudd bu nu dajee di nga xam ne ñii yàgg nañu. man bu ma dajeek Oumar Sarr ma dajeek ñoom Fada et cetera donc ay frères lañu bu di ak ay sœurs loolu ñoo ngi màgge ñun ñëpp ci keppaaru Ablaye Wade mais politique nag moo tëradi bon mënul ñàkk heureusement d'ailleurs que reyante wuñu duñu ci saagante kenn ku ne yaa ngi ci li nga nekk waaye nag mën na am ñu dem ba mujj jamono famille libérale bi ñu renouveler ko def ko muy benn dànk ndax loolu mooy li nga xam ne moom la certainement Ablaye Wade bëgg ndax it Macky Sall ci famille libérale bi la bokk. ci la bokk donc képp kuy libéral loolu bu mu amee yaakaar naa sa xol dina ci bu ku nekk set bëggee jiite nag dina jafe. waaw mais mun nañ dem ba xam nga boo xoolee même ci wàllu économie da ngay gis léegi banques yi dañuy absorbente assurance yi dañ koy def ñan nga ci gën a amal ay atomes crochus ñu nga xam ne xalaat nga ni ñii approché leen di ko def par groupuscule dina tax ngeen gën a bool. bon loolu dinaa la jox rek benn exemple xam nga ñun suñu parti africaniste la panafricaniste bon man ak Cheikh Tidiane Gadio commencé woon nañ di waxtaan parce que boo xoolee langue politique bi wax dëgg yàlla ñun ñoo ci fësal suñu panafricanisme donc loolu ñu ngi ci doon waxtaan mais xam nga yu ci bëri bala nga koy mën a xóotal dafay laaj nga wax ànd ak ñi nga àndal ñëpp ngeen waxtaan ci ba xool nu ñuy def bu ñu paree bu ñu àndoon man ak moom mën nañu gis Macky Sall gis keneen ni ñuy ànde ci mouvance présidentielle bi ñu xool nu ñu koy defee benn kuréel parce que boo xoolee ñun suñu génération bi ñi ma maaseel ak ñi nga xam ne ñoo ma mag tuuti li des ci suñu carrière politique ne franchement maximum 10 ans la dañuy dem les jeunes dañu war a monter ñu jël suñu place yi donc il faut que même buñ ko mënee tàmbali te duñ ko yeggale itam ñu tàmbali ko génération yi yeneen yi ñëw def ko ba ndax loolu mooy li gën a méngoo ak idéologie bi nga xam ne moom la ñuy woote. sa relation ak président Abdoulaye Wade boobaak léegi. bon wax dëgg yàlla mos naa jël rendez-vous ak moom ci atum 2018 mais yàlla dogalul ma gise ak moom ndax sama xarit dafa wàññeeku woon Mbàkke ma woo protocole am wax ko ne ko na ma may ba beneen yoon la wund woon nag gise ba ci man la jógee man maa toogoon ba mu yàgg ma ne man daal fi ma jaar ak moom dina rafet ma dem ñu balonte ak cëru baay bi nga xam ne am na ko ci man ma feddale ko
suñuy jaar man ak moom nag yow lu bëri fekk na la fi metti woon na waaye di fàtte yu bëri day am solo ci jullit ak ñoo xam ne ni ñoo bokk réew mi. ndax yaakaaroon ni comme ni nga ko Omar Sarr bëggee ci xolam noonu la ko ñeneen ñi bëggee aussi maanaam fexe ba gisante ak góor gi balonte ak moom ak parce que góor gi mag na te fi mu toll nii ñu bëri war nañu xalaat nu ñuy def ba rapproché waat ko. waaw mooy li valable pour man moo valable pour ñëpp rek. xam nga àddina amul solo. bi ñu tàmbali émission bi am na ñun fi tudd ñu ngi fi woon il y a 2 semaines. yàlla yóbbu na leen tey ñun ñii ñoo ngi toog fii di wax xamuñu kañ la ñuy dem suba la ginnaaw suba la fukki at ñaar fukki at yàlla rek a xam. kon nag bala ñuy dem rafetal suñuy diggante yi. balonte àq loolu politique bañu ko diine bëgg na ko. aada bëgg na ko donc loolu ku ko man def ko moo gën bés suñu xol yi xam ne àddina amul solo je crois que loolu buñ ko defee lépp dina rafet ndaw yi dinañ ci roy ëllëg ba suñu amee ñoom ay jafe-jafe dañ mun a dem ba dépasser ko. sa relation ak président Idrissa Seck boobaak léegi c'est totalement coupé wala yéen a ngi am un peu de rapprochement. non gëj nañ déggante nag. gëj nañ déggante. est-ce que mën nañu envisager des retrouvailles entre Omar Sarr ak Idrissa Seck parce que man jàpp naa ni li leen boole moo gën a dëgër que li leen tàggale. non xam nga man sama benn référence pour ci politique benn la. muy Abdoulaye Wade. c'est-à-dire que ku may mën a dajeel du ma daje ak yow ci parce que Malick Thiandoum nga tudd wala nangam nga tudd non. libéralisme daal ku ma ciy dajeel nañ ci daje. nga nekk leader ma nekk leader ñu waxtaan ci loolu. ba juboo ca ci loolu rek laa mën a dox ci loolu rek laa mën a wax mais munuma dina damay bëgg a dem gis diw wala nangam non loolu moom dépassé na stade boobu fi mu nekk nii. alors ñu wax aussi ci leneen président muy mbirum 3e mandat président Macky Sall coow li bëri na. il y a un flou am na lu bëri lu nga xamante ni leerul ci boppu askan bi tey jii lan moo ci position président Omar Sarr en tant que leader de parti. fan la ci ginnaaw dafa am ku ma ci laaj. man na ko man yàgg naa ci politique maa ngi ciy bëgg a yàgg bokk. te it am na lu ma si jàng te démocratie xam nga lan la ayloo. ay gii nu nekk nag gu Macky Sall gi man dootuma wax affaire u mandat ay gii ay juróomi at la biñ ma laajee dama leen ne Macky Sall moom ay juróomi at yi mi ngi ci bu njëkk bi après nag ñu bëri dañ ci def ay interprétation ko Oumar Sarr ne leen ni mais li ma wax moom kenn du ko weddi li ñuy wax quinquennat maanaam juróomi at yi bii mooy bu njëkk bi comme ay loola nag te par juróom la ndax juróom-ñaareeg yooyu moom histoire la boo demoon tey université xale dinañ jàng ne Sénégal mos na am septennat constitution 63 yi ci toppaat loolu lépp histoire politique bi la bokk fi mu nekk nii moom ayu juróomi at la nu ne comme ci ayu juróomi at la nu nekk nag te bii moo ci njëkk man ci loolu rek laa yem ndax constitution bi wax dëgg yàlla man binduma ko droit constitutionnel it lu ma ci lire mën naa ko comprendre waaye mënuma cee def yenn interprétation yu weesu wala yu raw ña nekk ci université ba di def ñu bàyyi leen ko ñoom ndax loolu ñoom seen liggéey la mais moi en tant qu'homme politique jàpp naa ne premier quinquennat wu Macky Sall bu 2019 2024. loolu mooy bu ko neexee sampaat ndëndëm ci élection yi di ñëw. est-ce que loolu bëgg na bu bëggee. waaw mais loolu xam nga man parce que ci ay jamono moom ne woon na pour. moom xam nga man comme yoruma bëggam ak bañam. waaw man yoruma bëgg. mais risque yi ci am est-ce que yéen a ngi koy mesurer en tant que classe politique. non man parce que tey ñu bëri ñi ngi xalaat ni. bu Macky nee damay sampaat sama ndënd réew mi mën na am ay fitna. non xam nga réew Malick am réew nañ teg lépp rek ci yoon. sa bëgg-bëgg lu mu tar-tar loo bëgg-bëgg falu ñun constitution la ñu tënku
maanaam bu nu tàmbalee ne constitution bi wax na lii waaye duñ ko def ndax méngoowul ak sunu bëgg-bëgg rek réew mi day tasaaroo man daal li constitution wax te am na fu ñu koy àttee na ñëpp rek tënku ca loola bu leeree moo xam Macky Sall la moo xam keneen la ak ku mën a doon moo xam 2024 la moo xam 2029 la ak at mu mën a doon ñu jàng respecté constitution moo tax man duma wax mandat man quinquennat laay wax léegi nag suñu demee ba ca cëppaandaw ga ñi war a bëgg ñu seet ndax seen bëgg yoon la wala du yoon loolu yoruma ko man yoruma nañ bañal kii wala nañ bëggal kële non man dama yor man expérience bi ma am ci politique ak li may dawal sama réew mooy jàppal Sénégal nañ jàpp ne Macky Sall mi ngi ci bu doon ay biir kër la ay wujju ay ñaari fan man a tey mooy bisam bu njëkk. ndax président Macky ci boppam warul leeral loolu benn yoon mu jeex waxoon na ko ay jamono ni man du mais moom mu wax ci amul benn sens xam nga lu tax amul. am na sens parce que même partem président non xam nga Macky Sall même partem boo ko xoolee fi mu nekk nii. non moom mu wax ci xam nga amul sens lu tax. moom président la su waxee ñu ne daa bëggaat wala daa bañaat comme loolu moom du moom moo yor le dernier mot ndax 2016 ou 17 bi mu bëggee wàññi sañu ko woon ndax ku sañ a wàññi war a mën a sañ a yokk loolu lañ ko tontoon yu ku mënoo wàññi kay mënoo yokk waroo mën a wàññi fañ ko attee woon loola nañu bàyyi ñooñu rek te wóolu leen ku bëgg a doon président nga dem liggéeyi rek te xam ne yàgg-yàgg élection dina am ci Sénégal moo xam Samba mooy candidat wala Demba bu la réew mi tànnee ñu xam ne yow la waaye jar mbir mi jarul yàkkamti jarul xuloo jarul xeex nañu jàngal suñu bopp tàggat suñu bopp ci nungu sartu réew mi li mu dogal loolu buñ ko deful rek paccaxoo day am ak tasaaroo li ma wax nag ne Macky Sall mi ngi ci premier quinquennat loolu moom kenn du ko dindi. tàggat seen bopp ci nangu charte réew mi waaye politiciens yi aussi war nañu tàggat seen bopp ci seen comportement ak ci seen waxin ci kanamu askan bi nga xam ne ñoo leen tànn ba teg leen ci yenn institutions yi. jaar nga assemblée nationale barki Demba Ndiaye dégg nañu ay wax yu nga xam ne ñu ci bëri dañ ko ñaawlu ci biir parti bu président de la république ndax tey ji jotul way politique yi xoolaat seen toogaay ndax lii amul woon ca jamonoy Senghor lii amul woon ca jamonoy maanaam xëccoo bu tar ba amoon ci diggante Ablaye Wade ak waa parti socialiste ay laay njombo rek lu nekk nga doon dégg mais dem ba ay kaddu yu ñagas yu ñaaw di génn ci làmmeñu ñi ñu jiite loolu réew mi tiit nañu fi mu nekk nii ci ñi leen jiite. dëgg nga wax waaye kenn ku nekk la nga yaroo sa kër rek ngay demee asa penc ma yow Kajoor nga dëkk penc ma moom taatu garab ga ku nekk la nga fay yóbbu mooy nañ la yara rek ci kër ga donc nañu yar xale yi yar ndaw yi ba bu ñu demee moo xam fu ñu mën a dem ku leen gis naw leen ku leen gis du naqarlu seeni wax parce que dafa ñaaw wala en tout cas daal lu ñaaw moom lu ñaaw la rek kenn bugg ko man lu kujje tar-tar waxante dëgg mën na am te kàddu ya du ñagas saaga du surtout saaga jaru ko loolu ñàkk yar la rek problème mu éducation la rek bu fekkee yar nañ la ba yenn façon baat yi du mënoo ko génn sa gémmañ du metti ba nga def ko mbaa nga wax ko kon nag nañu yaraat xale yi rek mag ñi it war a yaru waa xam nga mag moom yar ko moom yombut ndax jikko moom liñ ciy wax mooy bàmmeel rek donc loolu daal laa ci mën a wax alors ñu ñëw ci beneen xët président muy rapportu IGE xam nga président Macky Sall yéen ñi ànd ak moom ak waa Benno Bokk Yaakaar dafa am gis-gis bu mu amoon mu am lu fi amoon ñu bëgg mu jóge fi loolu moo tax ngeen ànd ak moom ba askan bi wóorul leen dénk leen lii di réew mi ñu ne gouvernance sobre et vertueuse ñu ne lépp également reddition des comptes ñu ni tamit na lépp tegu ci yoon ba wuruj ak ger
ak càcc jóge fi IGE bi mu génnee rapport am gis nañu ay manquements yu bari yu ñu ni duut baaraam loolu tey lañ moo ci war a nekk taxawaayu président de la République ndax sanctionné ñi nga xam ne def nañu ay faute jotul pour joxe l'exemple. waaw xam nga man nekkoon naa président conseil régional. ma lay ubbil benn parenthèse bu ndaw rek bi ma nekkee président région ministre éducation dafa ñëw Diourbel. mu ne ren daf ñuy may livre maanaam école collège yeeg lycée yëpp daf ñuy may livre te man sama budget jëloon naa décision jëndal lycée yi nekk ci région bi yëpp ay livre bi ministre demee xam nga am na procès verbal bi ministre demee ma woo bureau bi man leen li ñu waroon jënd livre comme ay néew ji loolu lañ fi bayee nañ ko yóbbu ci kaye yi mais man awma sañ-sañ texte yi mayuma sañ-sañ. nga décider ko noonu. ma décider ko noonu sans ma convoquer conseil bi yëpp. mais conseil bi yëpp aussi bu ma leen convoqué daf may coûter plus de 3 millions presque xaalis bi day jeex. ma jël procès verbalu ministre bi sukkandiku ci pour jënd kaye yi jox ko parents d'élèves yi man bi ma nekkee région Diourbel. ministre éducation man rek la mos a jógee Dakar ñëw décorer ma comme le meilleur président au service de l'école sénégalaise. Les parents d'élèves du Sénégal ñoo def seen réunion ne man la. waa Cour des comptes gis ne man li ma def du yoon ñu woo ma man leen bu dee dama war a fay. sama salaire temps la dagg leen ko ci. waaye maa ko def. génne kayit yi procès verbal bi ñu xool facture yi bi ñu xoolee xam ne man lii ma def wuruj du taxul ma def ko. dugal ko sa poche. loolu dama la ko nettali. pour que ñuy def attention ci rapport yi. parce que dégg naa ñu tudd kenn explication yooyu mu joxe dafa xaw a niroo tuuti ak sama yooyu. muy benn ñaareel bi ma nekkee député lépp luy xeex ger maanaam loolu dama ci daan yëngu. maa nekkoon secrétaire exécutif APNAC mooy réseau député yi bii xeex ger maa ko nekkoon pour Afrique de l'Ouest ci bureau Afrique bi. maanaam bureau Afrique continent bi man maa fa nekkaloon Afrique de l'Ouest. donc mbir mii nga wax mbir mu ma ñor la. mais lu ma la mën a wax OFNAC ba fii may waxe yow man maay seen point focal. ndax maa ko nekkoon assemblée bu ñuy réunion suba dañ may woo. ma lay wax ne. li Macky Sall def président Sall li mu def ci wàllu woowu xool naa 15 pays CEDEAO yi kenn defu ko ci ndax dañu am charte yoo xam ni daf ñu tënkoon mooy transparence bi ñu woote ci UEMOA dafa amoon loi yu bëri yu ñu waroon décliner ci code de transparence boobu donc ñun ñu bind déclaration de patrimoine ci ñi ko doon dox di ko wax man ca laa bokk man ak Imam Mbaye Niang def nañ ci lu mat fukki séminaire ànd ak ministre bi ba loi déclaration patrimoine génn sanction nag dafa war a am man sama position toujours mooy nañuy sanctionner ndax sanction mooy tax ku nar a def dara boo xamee la ca war a fekk nga moytu loola ndax gor su ne war naa moytu ñu toroxal ko te alali jàmbur wolof njaay ne na bafa la tudd ma jàpp ne ger nag ku la wax ne ne mën nañ ko raxas ba mu set amut du Sénégal du Amérique du France faaw mu am waaye nga koy xeex ba mu wàññeeku loolu mooy li am solo. luubal yi tamit lu fi war a jóg la. mooy la ger rek ak luubal man benn la ci muy corruption ak lu mu mën a doon détournement ak lu mu mën a doon loolu moom parce que dafay delloo réew ginnaaw. da ngay gis ñu war a tabax benn tali war ci dépenser 50 milliards mais bu ñu jëlee 10 milliards yi def ko ci poos xëy na tali bi dina am fu toj parce que ka ko doon defar lam fa war a def ci matériel matut sa oto aw fa ñaana lu ma la ko wala sama oto wala oto bu mën a doon pneu ba am lu ca def mu indi ay jéye wala école bu ñu tabax baaxul
donc guerre moom day delloo maanaam ay milliards lay coûter Sénégal moom lay coûter àdduna bi. ku ko def rek yoon dafa war a dal sa kaw. bu baax a baax loolu moom amul sax sikki sàkk képp koo xam ne nii jël nga alalu réew mi nga luubal ko yoon dafa war a dal ci sa kaw. alors wax nga ko léegi ci sa biir wax muy lu ñu tuddee déclaration de patrimoine mu nekk lu nga xamante ni lu am solo la bërki dem président de la république soññaat na ci ñenn ci nguur gi pour ñu def ko parce que yi tamit ku ñu dénk alalu réew mi booy dugg war nañoo xam loo am booy génn it war nañoo évaluer bañ la dénkee ba bàyyi lan nga am ndax na mu yokkee jaadu na wala jaaduwul ak lu ni mel alors ñu ci bari dañuy xaw a traîner les pieds pour def déclaration de patrimoine loolu aussi il faut que président taxaw ci bu baax a baax pour nit ñi respecter lu ni mel. waaw xam nga ñetti weer ci ginnaaw biñ koy évaluer madame la présidente Seynabou Ndiaye Diakhaté daf ma invité woon ñu laaj ma sama xalaat ba ci jiitu mooy ambition bi Sénégal nas pour que ñu ne assujettis yi ñi nga xam ne war nañ def déclaration mooy ñuy gérer 1 milliard man sama xalaat mooy nee naa leen yéen OFNAC liggéey boobu ñu leen sumbal mun leen koo def personnelu OFNAC assujettis yi nombre bi bari na bari waay koo xam ne ñoom personnel bi moyen matériel yi moyen humain yi man sama gis-gis nag ñoom xaw ma ñoom luñ ci xalaat leen jàpp naa ne ñoom munuñu koo sottal sama xalaat moo doon ñu yokk 1 milliard bi def ko 2 wala 3 wala 4 ça dépend am ñu bëri ñu génne leen ci ba ñoom bu ñu leen nee juróomi téeméer la ñu fexe ba juróomi téeméer yooyu def ko muy benn Sénégal it nit dina am alal te li OFNAC texte bi li mu wax maanaam loo am yow bu dee am nga ñaari béy seen dëkk wala benn nag wala nga am fa benn tookar wala benn tool loolu lépp da nga ko war a déclarer. déjà pour ñu évaluer loolu rek ba def ko ci ay kayit parfois day jël temps c'est très très compliqué. nit ñi dañ defe ne rek da nga naan am naa nangam bis sàngam laa ko am nangam laa ko amee lépp sotti parfois loolu day indi ay jafe-jafe ci ñi ko war a def moo xam ministre la moo xam directeur la moo xam kuy gérer régie impôt domaine et cetera donc loolu il faut que ñu bàyyi ci xel tàggat ci sénégalais yi ba lu ñu am ci alal ñu bind ko ci kayit. parce que ñàkkul yow am nga loo xam ne lii defoo ko ci benn kayit. donc noonu la mën a dalee ministre noonu la mën a dalee keneen. waaye président de la république bu nommé gouvernement ñetti weer lañ leen jox pour ñu def déclaration de patrimoine man li ma jàpp te mu war a am mooy am na ñu defoon proposition yi tant que defoo déclaration duñ la fay sa solde boo toogee ñeenti weer ñeenti weer fay ñu la sa solde xëy na di nga góorgóorlu ba tardement parce que 60% yi rek ñoo def seen déclaration ci gouvernement bi donc am na ñu des daal bon ñu des nag man du ma ne dañoo tooñ wala tooñuñu ndax man xaw ma lu leen wala dañ ko ragal a def wala lu leen gàllankoor loo ragal a def moom boo nungoo doon ministre rek sart yi laxasu ci ministre bi war nga koo mën a def ku ko ci nanguwul def comme ni maître Alioune Badara Cissé wax barki démb ku ko ci deful président est-ce que amul sañ-sañu nag tekki sa ndomba tànk nga dem sa yoon defal mbaa nga dem parce que loolu moom loolu xam nga président moom mooy président moom mooy apprécier rek xam nga kenn ku nekk ni ngay gérer sa ay nit bon man su ma doonoon président xëy na la may décider ak moom la muy décider du doon benn mais man mënuma décider à la place ki nga xam ne moo tànn Malick Thiandoum def ko ministre nañu xool rek ba xam date bi mu leen jox buñ ca yeggee du fin août la wax. ñu xaar ba fin août. ku ko ci deful ñu xool lan moo la ciy fekk alors ñu ñëw ci beneen mbir bu nga xam ne bëri na coow muy coowal suuf ba bërki Dembo Ndiaye rek gis nga li xewoon fi nga xam mooy ci diggante borom Sedima ak waa Ndengler li xewoon également ci littoral bi li xew ci maanaam ay Kër Massar ak lu ñu mel maanaam coowal suuf bari na ci réew mi tey jii est-ce que jotul ñu xoolaat la gestion du foncier au Sénégal. waaw yàgg na amoon na benn commission bu le professeur Moustapha Souran doon jiite man dem naa ci ndaje yu bëri dem naa Saly fekk ay ndaje
dans le cadre suñu réseau bi ma la doon wax. mais xam nga problème bi il faut itam nu ñu waxante dëgg Alaaji Maalik xam nga lu tax. réew mi moom li koy dundal ak ambition yi ñu am pour di béy ba koy jaay. bu nente ne dañu yaakaar li ñuy tudde agriculture familiale loolu moom du sotti. il faut que ñu wut ay vrai capitaine ñoo xam ne seen doole may na leen ñu am suuf am machine am ay circuits commerciaux di béy loo xam ne soo demee Amérique Californie presque carotte bi ñuy béy bi ñuy lekk Amérique yëpp presque foofu lay jógee. yow xam nga boo demee ci ñaay bi tey liñ fay béy ci légumes yu ci bëri donc dama bëggoon ñu xool nu ñuy organiser wu ba ku bëgg suuf duñ ñëw rek délibéré def la ay kayit jox la 50 100 30 hectares non du noonu. soit dañ leen di louer ñuy fay. yow am nga tool seen dëkk man am naa tool suñu dëkk ñu fay ma xaalis bu weex tàll ma louer ko suuf si at mu ne. mu bañ a nekk ay titre foncier. non titre foncier bi moom ki moom suuf si kiñ moomee la suuf si bu dee état bi moom suuf si bu dee état moom suuf si domaine xam nga domaine national dafa am. domaine public am domaine maritime public yooyu yëpp am na. lenn ci lu ci nekk rek bu dent ni kii moom toolam la moo fi béy mu ne la dangaa soxla sama tool mu ne la kaay ma looyee la ko bu fekkee am na ci droit ñu def seeni kayit. ba moom bu ci bayatu itam mos ci dara parce que c'est psychologique aussi wax naa ko keroog ci benn émission parfois ñii laa réclamer suuf si dëkk ci dëkk ba sax duñ ko bay boo fa demee dara doo fa gis lenn benn gàncax musu faa sax ak mbooy lay doon waaye nag luñ jàpp ne yow sa maam ma ko moomoon sa baay yow nga ñëw bon nit jóge ci àll ba ñëw jël ko xëy na sax lim ciy def yow mën nga cee jariñu mais dañ naan sama moomeel la jël maanaam daal il faut ñu def équilibre entre ñi war a béy pour réew mi dunde ko bañ jaaye ko yokk koom-koomu réew mi ak ki nga xam ne dafay béy pour dund ren ba déwén loolu moom il faut ñu organiser loolu nag dafa laaj aménagement territoire bi ñu délimiter bu baax collectivité territoriale yi kenn ku nekk xam la nga moom ak la nga moom lan nga ca mën a def loo ci mënta def nga jox ko ko man ndax Sénégal man bu ma neexoon léegi ñëw Kajoor wut fa tool bay domaine national lañ wax maanaam yow nga dëkk fa taxul nga gën maa ëpp sañ-sañ ci suuf sa nde konoon waa Kayaar bu ñu nappee ay jën nun Bawol amuñu géej kon duñ lekk jën ak noonu da ngay gis mango jóge Casamance ñëw Dakar jën jóge Kayaar dem Touba et cetera parce que donc richesse bi moom bu ñu demee ba kii ko ñëpp ci war a mën a bokk yem. alors ñu ñëw ci beneen ponk bu am solo muy mbirum coronavirus lompañal na lu bari ci réew mi jamono ji ñuy wax nit ñaa ngi waaj a dem tabaski ji mais tiitaange am na ndax gis nañu hausse 30% ci li nga xam ne moom mooy jàngoro ji la barre des 1000 cas dépassé nañu ko plus de 200 morts egg nañu fa seuil d'alerte bi nga xam ne moom lañ doon wax fi mu toll nii mel na ni egg nañ fa parce que 3000 malades ñi ngi nekk sous traitement plus de 500 cas graves te bu ñu xoolee 100 lits moom la ñu am ci capacité. tey tiit jot na maladie bi ñi bëri ñi ngi xalaat ni mën na law ba egg ci dayo bu nga xam ne duñ ko àttan ndax yaakaaroon ni tey jii dañu lajj ci plan bi ñu tegoon pour xeex coronavirus bi compte tenu de l'évolution de la maladie. déedéet lajjuñu xam nga lu tax ma wax la lajjuñu du rek li ma ànd ak ñi nga xam ne ñooy nas waaye nun xam nañ li xew ci àdduna bi coronavirus nërmel gi mu nërmel àdduna bi xam nga ñum ci jiital ñi fi ëpp doole dama lay citer Amérique Chine France Espagne ñii la gën a Brésil ñii la gën a lottal te ñooñu seen koom-koom ak seen alal mënoo ko sax méngale ak sunu bos kon nag nun buñ fi toogee tey maag yow nu koy nettali sant yàlla dara jotunu ndax chiffres yi nga xam ne moo am bitim réew bu ñëwoon fii xëy na genn wàllu sénégalais yi affaire bi dana
kon nag nañu sant suñu autorité sanitaire yi ñi décider ba lii am man tey fii may wax ak yow tiitaanga googu man tiit naa ci ndax tabaski xam nañu li mu tekki ci suñu cosaan ak ci suñu aada ak ci suñu diine waaye man bu ma doon président Macky Sall buñ tabaskee àjjuma kenn ku ne fa nga tabaskee doo fa jóg may tëj Dakar. loolu dina métti. damay confiner Dakar non métti gi moom xam naa ko. mais man bu Dakar du ma liggéey ci ITV di. ndok saa que juróomi fan suñ ko jëloon ñu tëj Dakar te tëj Dakar bi doo tëj Dakar rek yem ci damay mobiliser 50,000 hommes force sécurité et de défense. man ma dëkk Sacré-Cœur du ma sañ a dugg Jëppal juróomi fan rek dañuy dagg chaîne bi dina metti nag waaye xëy na buñ tabaskee àjjuma kenn ku nekk di nga am sa kër loo suturloo ci juróomi fan yi waaye kenn du génn ku demoon sunu dëkk tabaski ji dootoo ñëw Dakar da nga fay toog juróomi fan yi man jàpp naa ne loolu non franchement loolu du mën a ñàkk. parce que Dakar plus de 70% cas yi Dakar la. waaw Dakar moom mooy. te transport en commun bi la. transport en commun bi ci la nit ñi wàllante ak jokkalante xaalis bi bu neñ waxante dëgg gouvernement ak lu mën a def te nit ñi maanaam aaruñu seen bopp. du sotti gouvernement mën na génn xaalis mën na indi ay médecins mën na faj ku feebar mën na mais kenn ku ne yaay sàmm soba léegi nag mais gouvernement am na sañ-sañ yow nga jóge fii dem Kajoor suba ne da ngay tabaski ñu ne la toog fa ba àllarba. waaw wala balaa ngay dugaat ñu defal la test massif. yow man maanaam yow nga xëy suba ba ngoon seetaanoo télé lu mu lay wàññi. dara alors président li ñu cërale ci waxtu léegi mu jeex crise bi am fii à côté au Mali itamit CEDEAO def ci ay tànk président Macky Sall bokkoon ci président yi nga xam ne demoon nañu mais mu mel ni que mission bi aussi dafa lajj ndaxte ñi nga xam ne ñoo di le M5 ñoom dañu cantonné wu ci seen position ni Ibrahima Boubacar Camara na fi jóg balaa ñuy wax lu ñuy munti wax crise boobu tey préoccupé na sous région bi yëpp ban gis-gis ak ban jàngat nga am ci li xew Mali ak ki nga xam ni moom moo jiite mbir mi muy Imam Dicko. waaw bii rek déglu naa émission bu mu def ak seen benn collègue bu nekk fii déglu naa ko sama benn xarit moo ma ko yónnee parce que aw moon temps déglu ko di méttitlu nag parce que dama bari ay xarit lool ci Mali. te Mali ak Sénégal benn la waaye dama bëgg wax leen nañ def moytu xam nga wax naa la sànq ci biir émission bi nee nañuy tënku toujours ci charte bi Mali tey M5 bu ñu waxee ne dañuy bëgg président bi dem président bi lu mu mën a def dafa am mandat mandat bi dañ ne telle date la ba telle date bu ñu ubbee nag loolu que président bu toog saa su ne soobee nit ñu jël la fi kon benn président dootu fi toog. stabilité du amati. non du président dootul toog juróomi weer parce que bu ñu xamee ne lii boo ko defee wala nga wax ko président bi dem kon jaratul ñuy def élection donc man d'accorduma ci waa M5 li ñu wax CEDEAO nañu tënku ndax CEDEAO quand même mën nañ leen a wóolu mën nañ leen a gëm ndax gis nañu fulla ak fayda yi ñu gérer crise yi am ci sous-région bi waaye président bi na dem moom loolu du wax président bi na bàyyi tuuti ci li moomal boppam ngir bëgg a juboo dégg naa ñuy wax problème gouvernement d'union déjà nommé na un petit cabinet ministériel 6 ministres je crois pour que ñu toog waxtaan ci ni ñuy taxawalee gouvernement d'union boobu suñu ko defee ñu gérer Mali ba élection yi jot moom bu fekkee waa Mali bugguñu ko mais nañ ñu fal keneen ñu économiser alal ju bëri ci yàq gi violence bi moom faaw mu jur ay bakkan ñoo ñëpp ak dogalu yàlla xëy na duñ ci faatu maanaam daal bañ a def loo xam ne lii du ko jar nguur jaru ko
nañu muñ parce que gouvernement d'union mën na stabiliser fexe ba Mali nekk benn dànk ñu bokk di xeex la nga xam ne mooy delloo nit ñi ginnaaw. loolu buñ ko defee bon li des ci mandat bi quand même waruta bari lool. donc moom daal loolu laa gën a gis que kut day dem. radicalisation parce que moom it am na ñu mu àndal. IBK am na parti yu bëri mouvance bi ñu mu àndal man am naa ci ay xarit am naa ay xarit ci opposition bi moom ci boppam président bi xam naa ko. donc vraiment je pense que li mu war a def mooy lu bëri mu bàyyi ko bu doon 50% lay jox opposition mu jël 50% ñu gérer Mali ba élection yi ñëw su ko defee ñu seet yeneen pexe daal. alors pàcc bu ñuy mujjee rek parce que daanaka waxtu wi jeex na mooy mbirum assurance parce que yow yaa nekk président conseil d'administration bu sénégalais des assurances mais culture assurance ci Sénégal ak tolluwaayu assurance ci Sénégal boo ñu ko doon xaymaal ci 7 minutes. waaw xam nga assurance dafa xaw a am tuuti lu muy xam nga culture sénégalais. ñu ci bëri affaire assurance pour ñoom yàlla moo leen di assurer mais xam nga gouvernement aussi dafa ko organiser. am ay société d'assurance ñun duñu société d'assurance ñun société de réassurance la maanaam ñi assurer ba pare ñoom ñooy ñëw mais quand même effort mi nga am dama lay jox rek benn exemple caisse d'assurance agricole léegi nit ñi pour seen jur wala seen tool dañ koy assurer xam nga léeg-léeg ndox ñëw yàq toolu ceeb léeg-léeg taw ñëw rey ak jur loolu gis nga ko fi ci ay atu 2001 2002 donc nit ñi ngi commencé di gis njariñu assurance nag ni muy doxe toujours day méngoo ak ni réew may doxe maanaam ñun suñu croissance ak croissance réew mi ñooy ànd sol bi nag fi mu nekk assurance bi ak réassurance bi mooy ñun dañu gis pétrole gis gaz te investissement yi mu laaj Sénégal attanu ko investissement yi pétrole bi ak gaz bi moo tax ñun dañuy boole suñuy doole compagnie d'assurance yi ñu créer benn pool ñu dénk ñu ko ñun waa sénégalaise de réassurance pour que signature contrat yooyu xaalis bi mën a des ci biir réew mi ndax benn plateforme pétrolière boo xam ne bii assurance bi 15 milliards la par exemple dama la jox benn exemple loolu suñu compagnie yu ndaw yi bu ñu dajaloowul duñ ko mën mais mbir mi ngi ci ndax assurance mën na dajale koppar financer le gouvernement campagne agricole assurance ak réassurance mën nañ dajale koppar tabaxal ay étudiants ay pavillon gouvernement bi noyyi assurance ak réassurance mun nañu dajale seeni doole comme niñ koy defee ay CDC ak yeneen compagnie yu mel noonu di investir politique d'investissement loolu je pense que buñ ci jublu woon tey ci suba rek maa ngi ciy waxtaan ak benn directeur bu mag munuma il faut que ñu aw ci yoon woowu ba koppar yi nga xam ne dañ ko placer ci banques yi rek muy nelaw ñu fexe ba xaalis boobu ñu dugal ko ci koom-koomu réew mi boobaa la nit ñi gën a gis njariñ li bon ci wàllu culture assurance nag nit ñi ngi assurer seeni oto yàlla tere bu sinistre amee itam gars yi ñi ngi góorgóorlu parce que charte yu bees yi moo obligé compagnie d'assurance charte yi CIMA moo koy sàmm CIMA mooy organisation bi nga xam ne réew yi nekk ci Afrique de l'Ouest ñoom ñoo ko jiite ñoom li gën a fës ci seeni bëgg-bëgg mooy sàmm intérêt wu souscripteurs yi pas ñiy assurer mais sénégalais yi maliens yi et cetera ñi nga xam ne ñoom ñooy bind assurance ñoom bu dara amee lan mooy nekk jeexantal bi CIMA loolu taxaw na ci bu baax. mais en général boo amee problème wala nga assurer sa dara mu yàqu procédure yi dafay xaw a yéex pour nga jot ndàmpaay li nga war a jot loolu yi tamit ndax nekkul lu ñu war a saafara pour. souscripteurs yi non loolu dëgg la loolu moom je crois que ci li ñu war a améliorer ci système bi loolu ci la bokk mais li koy gën a compliquer xam nga wax naa la ne ñun réassurance la ñuy def. et que yow mën naa la assurer sa fauteuil bi mais bu yàqoo
fekk na yow man jaayoon nga ma 15% yi donc pour nga mën a fay kii moom fauteuil bi il faut que man mi lekkoon 15% yi ci prime bi ak ka lekkoon 10% ñun ñëpp ñu ñëw solidairement ñu fay donc procédure yi day yeex nu ñu def nag ba mu gën a gaaw yenn réew yi da ngay sa oto dafay yàqu assurance bi jël oto jox la ci saasa defal la chèque fay la donc loolu je pense que loolu il faut ñu yegg ci stade boobu il faut que ñun ñi nekk ci secteur bi les professionnels surtout ñu fexe ba assurance daal nit da koy dem wuti parce que da ciy gis làquwaay en cas de problème mais du ci gis loo xam ne lii da koy def parce que sañut a bañ il faut que ñu koy def parce que da lay feexloo daal dalloo sam xel il faut ñu yegg ci stade boobu il faut loolu nag dafa laaj communication dafa laaj organisation ci biir moo xam plan technique administratif financier et tout pour que ñuy gaawal yu mel noonu ba ñuy assuré wu mën a jot seen àq bu leen dara jotee. ñi ngi may def si ni temps bi jeex na gaaw na lool waxtaan wi neex na ñi ngi lay jaajëfal sa kàddu gu mujj président Omar Sarr. mooy fii ma ñëw tey muy ITV maa ngi fi soog a ñëw depuis ngeen tàmbali bëgg naa lool ci ni ma gisee liggéey bi di leen ñaanal yàlla defal leen ndam bon awma ci tiitaanga nag ndax su ma leen doon jox màndarga mooy fii télé bi dafa bari ñu li ñuy wax professionnel vous êtes des professionnels li ci des rek mooy ngeen góorgóorlu gëm seen bopp ba fi ngeen bëgg a yegg ngeen yegg fa di nuyu nag téléspectateurs yi ñu nuy seetaan moo xam ci réew mi la ak bitim réew di ñaan Sénégal mbas mi ñu dugg daal kenn ku ne na nga xam ne yaa mën a sàmm sa bopp gouvernement mën na def lu ne mën na wax lu ne waaye boo fonkut masque fonkoo distance physique fu la neex dugg fu la neex dem wax dëgg yàlla yow yaa disons exposé sa bopp nañu góorgóorlu nungu nag dogalu yàlla léeg-léeg sax nit koo xam ne ki wóor na ma nga doon moytu mbir mi dal ko waaye na ku ne xeeb rek li ngay def ba doo jël benn risque loolu daal laa amoon ci lu may wax wasalaam. jërëjëf mbokk yi doon teewlu Ndar yi ñetteelu numéro bi ñu ci doon dalal monsieur Omar Sarr président parti africain pour le renouveau libéral Parel Song Daan nekk tamit président conseil d'administration sénégalaise des assurances nekkoon député à l'Assemblée nationale nekkoon également président conseil régional ñu waxtaan ak moom ci lu yaatu di leen jaajëfal di leen ñaanal tabaski jàmm jàngeen jëf ba àllarba incha allah ci beneen numéro Ndar yi ak beneen invité ak Aïssata Ndiaye mi ma ci daan àndal jàngeen jëf.